joxut xëy nga wutal ko sa bopp Wolof Njaay wax na ko boo xoolee ñu ëpp xaalis ci àdduna du ci salaire lañ ko amee yaakaaruñu salaire par mois waaye dañuy fay ay salaire nguur gi joxetul xëy ba tax na jeunes yi ci bari ñu ngi ci entrepreneuriat maanaam ñu ngi wutal am xëy seen bopp ba tax na ñu créer seen propre entreprise ngir mun a jëm ca kanam jëmale réew mi ca kanam kilifa gu baax daa waxoon ne ñàkk wërsëg weesuwul ngay xam looy am bu weer wi dee tubaab tekki ne qui ne tente rien n'a rien maanaam ku tantewul dara doo am dara te wàññi boo gis ci benn lay tàmbali tey dina ñëw ak yéen ci ay jeunes entrepreneurs yu nekk fii ci réew mi ci jamono ji nga xam ne réewum Sénégal maanaam nguur gi dafa valider benn loi boo xam ne bépp start-up maanaam képp ndaw koo xam ne da nga créer sa entreprise wala bépp entreprise buñ créer ci réew mi dootoo joxe impôt maanaam dootoo fay fiscalité lool di loi bu am solo pour dooleel ndaw ñi nga xam ne dañoo bëgg a dugg ci entrepreneuriat te problème mu fiscalité tiital leen dañ leen présenter tey 10 jeunes entrepreneurs au Sénégal fukki ndaw ñoo xam ne créé nañ seen entreprise xaaruñ gouvernement xaaruñ kenn pour jox seen bopp am xëy. Khadim Fall ñu naan ko Bamba Khadim Fall étudiant la mais en 2019 dafa créé benn entreprise am tudde ko BEA muy firi Bamba élégance africaine entreprise boo xam ne day yëngu ci wàllum couture yi di jël suñ yére yi maanaam yére yi nga xam ne moom la ñuy faral di sol muy body yi ak t-shirt yi ak pull yi di ci def benn touche africanité maanaam di ci def ay logo wala lépp loo xam ne day méngoo ak Africa Khadim biñ ko laajee lu tax mu def lu mel noonu def ne jeunes yi munoo leen a delloowaat ginnaaw di leen solo yére traditionnel yi mais yére yi mun na refléter Africa ndax mun nga cee def sa créativité indi sa talent boole ko nga xam ne modernité bi day ñëw ànd ak africanité bi. Pneu Design ki ko créé di benn entrepreneur sénégalais boo xam ne day jël pneu yi nga xam ne dañoo yàqu pneu yi nga xam ne oto yi utiliser tuñ ko ñu sànni ko mu jël ko désinfecté ko maanaam raxas ko ba nga xam ne amatul benn jàngoro mu transformé ko di ci def ay siège di ci def ay table di ci def ay banc ak bépp matériel mobilier boo xam ne kër da koy soxla mi ngi def liggéey bu am solo ba entreprise am mi ngi dox ba mi ngi am ay commandes partout au Sénégal. Libisop di benn entreprise boo xam ne des jeunes entrepreneurs sénégalais yu nekk fële ci France di jàngi ci université de Rouen ñoo ko créé waaye projet bi Mohamed Touré toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñett moom moo lancé woon projet bi ginnaaw bi mu jàngi ba pare jeunes yooyu ginnaaw bañ jàngee ba pare dañoo décidé lancé wu ci entrepreneuriat di jël li nga xam ne moo di bichab di ko defar jus naturel di ko jaayaat manufacturer ko ba nga xam ne tey jii bichab day bokk ci boisson yi nga xam ne moom la ñuy consommer ci restaurant yi nga xam ne ak yenn grande surface yi nga xam ne ñoo nekk ci France ba dem ba utal ko seen marché ba am ay partenaires yu bëree bëri mën nañ ne seen entreprise mi ngi dox bu baax a baax. Nabou Pastel di benn entreprise boo xam ne benn sénégalaise bu am fanweeri at ak ñett tudd Macoumba Niang doon jàngi fële ci France moo ko créé ex comptable boobu analyste financier boobu passion moo nekkoon
cuisine moo tax en 2016 mu créé Nabou Pastel. Nabou mu jël turu yaayam jël concept boobu ci boole ko créé entreprise am tudde ko Nabou Pastel di entreprise boo xam ne day defar ay pastel ñu naan ko fotaaya lu ci mel ne ay akara yu mu demee noonu tax na ba entreprise am ci fructier ba mu ubbi yeneen filiale am yeneen magasin fële ca France. Matidi di benn entreprise boo xam ne day yëngu ci wàllu montre di entreprise boo xam ne purement sénégalaise la entreprise bi benn couple sénégalais ñoom ñoo ko créé Matilo ak Idrissa Niang ñoom ñaar ñoo fiché seen nom mu nekk Matidi ñu créé entreprise boobu entreprise boo xam ne day defar ay montre made in Sénégal. ñaar ñooñu li leen gën a poussé ñuy ginnaaw bi ñu amee passion bi li leen gën a poussé ñuy créer montre moo di contrefaçon yi nga xam ne dañoo inondé marché africain bi fees ci del moo tax ñu créer loo xam ne c'est purement africain dem nañ ba créer collection bu ñuy wax royalty di ko inspiré ci nga xam ne mooy tradition africaine ci suñ buur yi suñ maam yi créer collection boobu di royalty. Anta Gueye ñu gën koo xam ci Anta Mar Gueye sénégalaise boo xam ne ingénieur la en génie civil ginnaaw bi mu amee ay diplôme ba pare dafa créer entreprise bi ñu tudd Mag Building moom Anta Gueye moom moo créé entreprise de bâtiment boobu di yëngu ci wàllu njaayum terrain ak njaayu matériel de construction bâtiment di yëngu aussi ci conception de plan ak defar ay bâtiment di yëngu aussi ci décoration intérieure ak lépp loo xam ne day aménagement la ci bâtiment moom entrepreneur boobu ñu naan Anta Gueye bi mu jàngi ba pare xaarut état dafa créer entreprise am di employé ay jeunes yu mel ni ñoom. Cereal House di entreprise boo xam ne 2 jeunes étudiantes ñoo ko créé di Aji Budi Kanté mi nga xam ne ñu doon àggali master ci gestion intégrée en développement durable du littoral ouest africain ci université Anta Diop ak ndaw suñ naan Aminata Kanté kooku nga xam ne am na licence en sociologie nekk tamit étudiante ambassadeur ci marketing international ci école supérieure polytechnique de Dakar ñoom ñaar ñoo créé société boobu ñu naan Cereal House en 2019 ñoom liñ si jublu mooy di pousser Sénégalais yi ñuy consommation locale di yëngu ci wàllum céréales dañuy jël graine yi nga xam ne moom la suñum réew di bay di ko transformer en produit naturel lu ci mel ne ay sànqal ak yeneen yoo xam ne du am sucre mais ñu manufacturer ko ba nga xam ne Sénégal yi dañ ci mën a jot. Café Touba Sow di concept boo xam ne ñu ngi ko créé en avril 2019 ci créé entreprise bi di madame Koundoul di defar li nga xam ne moo di café Touba lu ci mel ne ay laax ay fondé cagri ngàllaax lu ci mel ne ay jus citron ci njeebu ak yeneen moom yooyu mooy spécialité mais nag da koy proposer ñi nga xam ne ñoom ñoo am événement yi lu ci mel ne événement mariage yi lu ci mel ne séminaire yi ak yeneen wala événement religieux yi sax madame Koundoul moomu dañ koy commandé fu ne ay ataaya café laax cagri ngàllaax
yooyu yëpp ba tax na jamono ji mi ngi fructifier bu baax di gën a yaatal entreprise am. Awali ginnaaw bi mu defee am njàngam ci université Cheikh Anta Diop maanaam bi mu amee doctorat d'état am moom pharmacien boobu dafa def ci pharmacie lu toll fukki at. Expérience boobu mu am ci industrie pharmaceutique moom moo ko poussé ba mu créer entreprise am tudde ko Liwa di entreprise boo xam ne entreprise pharmaceutique la buy jël ay produits bio, produits naturels, produits dermocosmétiques yi jël produits yi di ko defaraat di ko proposer yu Sénégalais yi. Liwa am na ay produits yoo xam ne pour ñi nga xam ne dañuy bëgg defar seen peau, maanaam ay recherche yi nga xam ne mi ngi koy def moom moo ko poussé mu créer ay produits yoo xam ne c'est à base d'huile d'argan, produits yoo xam ne góor ak jigéen mën nañ koo jël yoo xam ne day defar yaram di ko régénérer ak di ko gën a yeesal. Deux hommes sénégalaises maanaam ay lycéens ñoo créé benn canne intelligente ñu koy woowe ci anglais smart blind stick, maanaam di bant boo xam ne dañuy ne bant bi dafa am xel. Bant boobu li ko tax a jóg mooy guider képp koo xam ne gisoo, maanaam gumba wala koo xam ne sa gis-gis dafa néew, ndax bant bi dañ ko équipé benn système boo xam ne su jubee obstacle, maanaam bu jubee lu koy gàllankoor, bant bi day vibrer. moo tax bant boobu képp koo xam ne sa gis-gis neexul mën nga ko utiliser di dox bi yomb. tey jii soo daje woon ak loo xam ne da lay gàllankoor, bant bi day vibrer nga mën a teggi. ñu créé bant boobu ay lycéens lañ, maanaam ay xale yu ndaw lañ yoo xam ne demaguñ sax université.